lu am solo imam loo xam ne war nañ ci taxaw. loo xam ne en principe warul sax bokk ci jeu politique bi. maa ngi koy wax démb waa benn ci waa Benno Bokk Yaakaar ne wax nga ko Pape Diop ay business am lay protéger. mais ban link la am business ak politique. c'est-à-dire que dans le jeu politique lépp lu jëm ci jeu politique bi ak galgal yi ci wàllu politique mën na des ci wàllu politique mais le fait que par exemple ku yore féetee nguur di galgal benn adversaire ci mbiru wàllu business am di ko xoj foofu. pour que tar ñoo far ak yow est-ce que loolu bokk na ci fair play politique ka non mais li am ni yëpp ñàkk fair play moo ko indi Macky Sall li ko indil problème yi mu am tey. bu fekkoon fair play na du am problème yi mu am nii moom dafa parce que démocratie boo ci nekkee mooy kenn ku ci ne li mu moom nga bàyyee ko. yow li nga moom kenn neewu la doo ko jël. yow bilan ngay teg pour convaincre sénégalais yi ñu jàppale la mais au-delà de bilan Macky Sall bi mu ñëwee ay CREI yi la lancé CREI yi bi bu ñu fàttali Pape Diop mu ngi ci woon est-ce que Pape Diop amul dossier ba tey CREI yi loolu leerul kenn. dañul de en tout cas. waaw puisque mu ngi woon ci liste bi. mu ngi woon ci liste bi. nga CREI pour lan daal di éliminer ay adversaires politiques. waaw loolu moo indi tey résultats yi ñu yaakaar ne ci CREI yi ngay yem nga tànn ci ñi la neex ñu ñëw ci sa camp ñi lay déranger nga génne leen réew mi ñenn ñi nga ni leen bu ngeen noppiwul ma indi leen ay problème ñu yaakaar foofu nga yem Khalifa Sall ñëw nga def ko même chose nga bëgg koo def Ousmane Sonko peuple bi jóg taxaw teg ci seen bakkan ngay dem ay élection ñu lay sanctionné kon kay peuple bi d'accordul ci mais mise bi nga xam ne teg nga ko ci justice bi peuple bi d'accordul ci di utiliser doole ji la yàlla jox ci kaw sénégalais yi loolu moo indi résultat yi tey du leneen. parce que bu doon ci wàllu bilan matériel rek bilan matériel ak xaw ma lu mu ñu mën a coûter mais Macky Sall am na bilan matériel bu baax bu mu mën a présenter sénégalais yi parce que man damaa bëgg ne bokk ci sénégalais yi libre moom sama bopp tey du ma parparloo kenn jaraluma parparloo. ci bilan boobu la Aminata Touré dafee campagne am. mais waru woon a def moo lay wane waaw parce que na Aminata Touré. waru woon a def waru woon a defee bilan ci campagne dafa waroon a wax 13e législative bi erreur yi ñu def lu tax ñi ma wut a wax ci 13e législature bi ñoom ci boppam reconnaître nañ ni ña fa nekkoon tooñ nañ sénégalais yi. parce que comme niñ ko waxee yàgg nañ di ko wax mais la répétition pédagogique ay députés yoo xam ne dañuy weexal xaalis ci foofu lañ ko gisee ay députés yu ñu jàpp ci affaire passeport diplomatique ñu koy trafiqué yaa ngi dégg ay députés yu taxaw di génneloo naan dañuy génn ay jaasi buñ ku bañ 3e candidat yooyu foofu la amee yaa ngi dégg peuple bi laaju ñu la woon leen woon bilan Macky Sall dañ leen laajoon majorité bi ñu leen joxoon est-ce que def nañ ci li ñu war a def. mais est-ce que duñu citer aussi ay députés yoo xam ne fekk nañ leen fan leen warul fekk. waaw mais loolu sénégalais yi wane nañ ni gis nga députés yi ñuy wax ne dañ leen a fekk fu ñu leen warul fekk tey ñoom lañ jox doole ji. bu doon sénégalais yi jox nañ ko benn importance dinañ leen sanctionner député boobu ñuy wax fekk nañ ko fu ñu ko wartu fekk selon ñoom li ñuy wax te man damaa jàpp ni am na droit dem fa parce que moom boppam foofu amul benn loi ci réew mi buy tere nit dem fa. yaa ngi dégg amul benn loi buy tere nit ki nga dem salle de massage parce que kon ñoom ñoo bëgg gëmloo nit ñi ni waruñu faa fekk nit mais foofu ña fa nekk ay sénégalais lañ. mais imam am na. non man li ma la wax nii koy xaar ci yow nag. non loolu waxi xam nga yow yaa ngi may wax ci cas man maa ngi lay wax lu sérieux xam nga mooy lan yooyu waxi caaxaan la nit ku nekk am nga droit dem foo sentir dem yaa ngi dégg. amul ay bërëb yoo xam ne jombale nga ko sa bopp. billaahi man laa la wax. su ma bëggee dem ci salle de massage dem fa kenn mënu ma ko tere. waxuma salle mais ay bërëb yoo xam ne yow fii leer na ne jombale nga fa dem sa bopp. mais loolu ça n'a rien à voir ak république ça n'a rien à voir ak. vie privée la nga ko jàpp loolu kenn amul droit sax di ci dugg. d'accord donc bu dee ci réew mu sérieux lañ nekk. ku nekk am nga droit dem foo bëgg a dem. yaa ngi dégg am nga droit def li nga bëgg a def. loolu vie privée nit ki la te loolu l'islam ci boppam moo ko njëkk a interdit l'islam dafa tere ni ñuy espionner nit ñi wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dan kon yooyu ñuy wax noonu waxi caaxaan la yoo xam ne sénégalais ñàkk goo gëm moo tax ñu sanctionné leen yooyu nañ ko wax ñi jàngul wala ñi xamul lan mooy république d'accord république ku ne am nga droit dem fu la neex
xam nga république lan la ñuy bañ. nit ñëpp bokk benn nit téye ko def ko ci poosam di ko foye loolu la ñuy bañ ci ab république mais bañuñu leneen. d'accord kon yooyu ñuy wax waxi caaxaan la bu doon sénégalais yi gëm nañ ni Sonko warta dem foofa kon tey jii duñ ko def ndiiraan topp ko fu mu tourné ñu def ko héros. d'accord alors beneen bi nga xam ne mën nañ ci bàyyi xel imam wax nañ la cas de Pape Diop. waaye yeneen ñaari cas yi nga xam ne am na ñeen ñu xam ne am nañ ci ragal mais heureusement pour certains que jot nañu affirmer seen position. réaffirmer seen ancrage ci opposition bi muy Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane Sall. xel mën na dal ci loolu da xanaa. ñooñu jox amuñu benn importance bu ñu naxante. ah imam non man sama xalaat laay wax. d'accord man sama xalaat laay wax parce que benn député lañ am benn député mënoo ko am ci réew ñu bëgg laa jox importance boo xam ne amoo ko. mais mën nga faire basculer la situation amul basculer peuple bi basculer nañ ba pare xam nga peuple bi lu mu basculer. mooy joxul majorité absolue Macky Sall. même ñoom bu ñu demoon tey. mais 83 82 majorité absolue. non dañuy waxtaan. dañuy waxtaan bu fekkee ni ñoom dañuy xam nga dafa am loo xam warul nekk événement. bu fekkee ni ñoom dañoo ni ci opposition bi lañ bokk. loolu warul nekk événement nañ confirmer wane ne rek ci opposition bi lañ bokk. mais solo si nga mais kenn du leen fi jox ay importance di leen neexal foofu laa bëgg a ñëw. fii kenn du neexal kenn. d'accord mais ñaar ñooñu solo si ñu am est-ce que mënuñu ko natt également. ci contenu bi nga xam ne amoon nañ ko ci campagne bi contenu discours bi nga xam ne amoon nañ ko ci campagne électorale bi parce que li ñu proposé aussi lu am solo la loolu da nga ci non bu ñu amoon discours boo xam ne Sénégal yi dégg nañ ko duñu leen jox ay plus fort reste wala ay benn député ñooñu seen discours Sénégalais yi dégguñu ko loolu mooy dëgg ñi Sénégalais yi ki ñu dégg seen discours tey nga xam mooy réalité bi kenn mënu ko dindi mooy yeewi la ak wàllu parce que ñooñu lañ jëlee fii ci benn yóbbu leen ci fukk wala jëlee leen ci fukk yóbbu leen ci ñaar fukk nañ bàyyi caaxaan gis nga man ku mel ni Pape Djibril Fall ku ma respecté la mais Pape Djibril Fall bu bëggee continuer di exister ci politique day ñëw fi ko nit ñi di xaar xam nga mooy fan. mooy ci opposition bi. nee na fa la bokk ba tey. waaw dañuy waxtaan rek. parce que ñun ay naxante dañ ko dépassé. bu ñu ñëwee ci opposition bi wane ni ci opposition bi la bokk day continuer di exister parce que sénégalais yi fi mu ne nii wan nañ ginnaaw Macky Sall ak ñi mu àndal. bu fekkee discours am dafa lëndëm leerul bu demaatee élection du am sax plus fort reste Idrissa Seck ko ëppoon coow fuuf. sanctionné nañ ko rendi nañ ko dee na yaa ngi dégg. bu dee Thierno Alassane Sall tamit même discours bi ma am ci Pape Djibril Fall rek laa ko respecté la mais fi mu nekk nii kenn du fi neexal kenn comme gis nga affaire bi peuple bi ñoom fi ñu jëm xam nañ ko peuple bi daal fi ñu jëm mooy tout sauf Macky Sall ku ànd ak Macky Sall dee loolu leer na Bamba Fall anamu ak coowam Bamba Fall tekkuloon fi ay rajo da nga ko déggati tey déggati nga benn plateau boo gis Bamba Fall. bañ dem ñu demee ko ministre conseiller dañ ko dóor fa mu nekkoon yaa ngi dégg fi affaire bi carte gi leer na ku ànd ak Macky Sall dee nga politiquement dootoo jóg. képp ku ànd ak opposition bi am nga espoir ëllëg nga bokk ci ñi yor avenir réew mi. d'accord loolu la élection yi wane. ok ku nekk nag di nax sa bopp wuti journaliste ñu takkal lay rajo ngay nax sa bopp demal. parce que réew mi kenn mënu leen a nax. kenn du fi neexal benn nit Pape Djibril Fall xoolal kenn du ko fi neexal bu ko neexee mu ñëw bu ko neexee mu dem fee kenn du ko fi neexal. yaa ngi dégg Thierno Alassane Sall it kenn du ko fi neexal nit mënoo am benn député ñu lay neexal ñun fi ne bu dee am na ñenn ñu ñuy neexal mooy yeewi ak wàllu nan la ñuy àndee ba def benn bloc parce que assemblée nationale ëppale fa ñetti député taxul nga am majorité. d'accord bu tax nga mën a doxal lépp. tey Macky Sall mu neex ko ak mu naqari ko day séddoo assemblée bi ak opposition bi. loolu la yàlla dogal muy cohabitation bi. léegi foofu wax nga ko ñi jara neexal wala boog ñi jara waxtaanal li ñu war a def en tout cas du côté de l'opposition Yewwi Wallu mooy ñu fexe ba ànd boobu entre Yewwi ak Wallu. ñu gën ko dëgëral. mais est-ce que li ñuy faral di wax naan retrouvailles de la famille libérale. nekkul loo xam ne mën a doon risque pour loolu parce que bu ñu fàttali ko Abdoulaye Wade waxoon na ko fi. li nga xam ne moom la souhaité mooy libéraux yi nekk ci pouvoir bi pendant 50 ans. mais loolu nekkul lu nar a tiital opposition bi particulièrement Yewwi Askan Wi. non ak Wallu mi nga xam ne ci famille libérale bi lañ bokk. mais mën xam nga doomu aadama nit jullit moom li nga mën a àtte mooy li nga dégg nit ki di ko wax. bokkoroon ngay dégg mu wax le contraire. Wallu daal guddi yi may wax ak yow nga xam ni ci la Ablaye Wade bokk moom Karim Wade nekk ca li ñuy wax sénégalais yi mooy. ñoom ñu ngi ànd ak Yewwi Askan Wi pour def benn bloc kon liñ mën a jàpp loolu lañ mën a jàpp parce que mënuñu àtte leneen. yaa ngi dégg
kon nañ rafet njort ci ni ñu ngi ànd te it ma wax la benn affaire wàllu tey bis buñ defee ba def erreur dugg ci affaire retrouvailles famille libérale ak yooyu noonu. non loolu mooy gën a yombal loolu bouleversement xool non day gën a yombal yoon Ousmane Sonko parce que bu Sénégalais yi dañuy mën a tànn nag xam kii ki xanaa xamoo ni Idrissa Seck bi mu demee ci Macky Sall dafa moo tax nit ñi gën a xam ne Ousmane Sonko moo fi des pour opposer parce que day tax ñu xam nga ñun xam nañ man sama classe gi man du ma trompé wu ci vote man xam naa ni ñii fi nekk leader yii fi nekk yaa ngi dégg ñu ci bari sorewuñu ak Macky Sall man loolu laa gëm. ba ci biir Yewwi